jërëjëf di la sant ci dalal bi et puis di nuyu waa kër gi ci accueil bi ñu ma defal. Bougane guleen ñu dégg sa kàddu gannaaw tiis wi dal ci sa njaboot fan yee dal ci askanu Sénégal génnuk àdduna Thione Seck ci ni mu toll ci réew mi jaratul junjaat waaye ni nga mbokk ak moom ndax li ngay denc doomam ju jigéen guleen nga jël kàddu Sénégalais yi dégg la gannaaw làqoom loola ba mu amee loo ca yëg ak loo ko dundee. alors maa ngi lay sant bu baax Babacar di ko jaal Sénégal di ko jaal Afrique di ko jaal ñëpp ñi nga xam ne dañu ko bëggoon safoo ko. Thione il a fait de grandes choses dans ce pays au-delà du parolier bu mu nekkoon c'est un éducateur et à travers ses chansons nit defaru na ci ba tey kon monument la ci Sénégal di ñaan suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe bu ñuy wax ci borom kër gi bu ñuy wax ci papa bi bu ñuy wax ci maam bi mu doon ci suma njaboot ak ñeneen ni sëtam nit la koo xam ne ku bëgg njaboot muy vide bu énorme boo xam ne demam créé na ko ci famille bi mais nit ñi am dëgër lay ndax wéetuñu benn yoon Sénégal jàppale nañ ñu ci demuk Thione gi ma gëm ne man njabootam wéetuñu benn yoon parce que dama nekk ci biir gis li ñuy dund gis aussi nit ñi ak fu mu mën a doon muy kilifa diine kilifa aada ñi nekk ci administration ñi nga xam dañu nekk ci monde de la culture le sénégalais lambda nit jóge fu nekk ma gis juróom-ñetti fanam bii passé ay nit jóge fu nekk nit ñi rang fil bu gudd ngir ziyaar ko ci bërëbam donc yaakaar naa ne loolu ku nekk ci ñun mu ngi koy ñaan. li may sàkku rek ci Sénégal di ko sàkku ci ñi nga xam ne suñu borom mu ngi leen di déglu mooy ñu ñaanal njabootam ba ñii mu fi bàyyi ñu sut ko ay fan waaye ñu ñaanal leen ñu jubu ñaanal leen ñu gën a juboo sax lay wax ñaanal leen ñu doon benn ñaanal leen lépp lu ñu yóotu ci wàllu héritage bi nga xam ne leg la bu fi Thione bàyyi leg boobu ki nga xam ne mooy Wally nekk ci kaw di def la baayam doon def suñu borom def mu sut baayami fan te gàddu flambeau bi yéegal ko ci kaw pour le bien du Sénégal pour le bien de la culture. ñuy sàkku ci ñëpp rek ñu ñaanal ko. duma yam ci Thione rek xam nga bërki démb la Mamadou Ndiaye Dos am at ci biir suuf mu doon suñu collègue ñun ñëpp ñu xam ko ci dëggoom xam ko ci pas-pasam xam ko ci bëggam Sénégalam moom it ñuy ñaan njabootam yàlla dolli leen xolu muñ li nga xam ne aussi moo fi xew fan yi di ñetti nit ñi nga xam ne génn nañu àdduna ca caaro yi ñu ngi leen di jaal seen njaboot. nappkat yi. ci nappkat yi. xëy na ci biir débat bi dinañ ci ñëw parce que yooyu yëpp ay dégâts la yoo xam ne ay décisions yu ay nit jël te bàyyiwuñu xel répercussions ak conséquences yi mu mën a am. di jaalit ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañu seen doom ci jafe-jafe fitna gi fi amoon ca fan yële ñu génn ñuy ñaan ñoom it yàlla teeru leen ci aljana yi gën a kawe. amiin. Ndiaye Dos mi nga junju sànq ñu ñëpp ñoo ko bokk sunu naataango journaliste kon am na at ci suuf sunu xel yëpp a ngi ci Aïda ak njaboot gi nga tuddee ko studio ci bërëb bi nga xam ni moom la ñu woowee des médias di bërëb bu tasum xibaar boo nga xam ne yaa ko sanc di Sen TV Zik FM ak yéenekaay bi de la Tribune foofa fan yee Ousmane Sonko ñëwoon na fa nemmeeku si leen
ni mu ko defee ci bërëbu tasum xabaar yu bëri gannaaw li tribunal sumb ci ay mbiram ba def ko lu ñu naan contrôle judiciaire bàyyi ko. mu wéyal ay yëngu-yëngoom. mi ngi nemmeeku ay way politique di nemmeeku ji bërëbu tasum xabaar yi. ba mu ñëwee des médias. ak li ngeen seq ci wàllu politique ak la nga jiite bërëb ba seenuñ la ca lu tax. alors je crois que explication bu simple la Ousmane Sonko ba mu jógee di dem des médias groupe de presse la demoon seeti demutoon seeti Bougane Gueye il faut rappeler que Bougane Gueye président conseil d'administration la ci biir des médias donc ba muy jóg man taxuma ko woon a jóg ñi nekk dans l'opérationnel la rédaction les journalistes le rédacteur en chef la coordonnatrice des rédactions le directeur de l'information ñooñu la demoon seeti kon yaakaar naa ne sama ñàkk fa teew loolu moom moo ko waral ni mu ñëwee fii seet si leen masawu leen ma ci profito d'ailleurs di leen masawu ci dégâts yi nga xam ne am na ci seen kaw ñun aussi peut-être qu'on l'a pas relayé mais au niveau de des médias am na seeni oto yu ñu kayase mooy li ñuy wax rek ay du yam ci bopp borom kon dal gi ñuy woote ci réew mi tey jii la ñu ko gën a soxla jàmm ji ñuy woote ci Sénégal tey jii la ñu ko gën a soxla je crois que loolu donc moo expliqué teewuma ci locaux yu des médias jour bi nga xamee ne Ousmane mu ngi ñëw foofu pour masawu leen. mais dinañu jaaxal tamit tuuti lu tax teewoo ca ndax bu dee sax ci wàllu politique gi itam tournée yi muy def yow gisaguñ la mu seet si la est-ce que yow da nga am jafe-jafe que wóoroog Ousmane Sonko. mais non du tout Ousmane def na mu ngi def le tour je crois normalement vendredi à 11h la war a ñëw seet si mouvement gëm sa bopp ak njiitu gëm sa bopp donc c'est juste pour dire semaine bii ñu génn dañu nekkoon ci tiis woowu génn ko àdduna Thione Seck am na loo xam ne mënee su ko woon a boole je crois que loolu moo tax ñu puusoon ko mais moom si boppam bàyyi na xel gëm sa bopp mouvement la bu nekk fépp ci réew mi am taxawaay boo xam ne taxaw nañ ko ci réew mi am représentativité boo xam ne am nañu ko ci réew mi bokk aussi ci ñi nga xam ne engagé nañu ci jàppale ko ci bi nga xamee ne dafa nekk ci ay jafe-jafe kon ni mu demee seeti ñëpp incha allah noonu la fas yéene ñëw tamit massawuñu waxtaan ak ñun du moins jaajëfal ñu ci li ñu engagé woon ci ay côtéem te it bu ñu ca génnee dina am benn déclaration bu mag boo xam ne incha allah dinañ ko def. kon gis nañ sa taxawaay ci bi amee jafe-jafe ak tribunal ngay jël kàddu di ko ñaawlu di wax ni réew mi ngi dellu ginnaaw ci wàllu démocratie rawatina gaañaa ngi profité ci plainte ndaw soosu ñu naan Adji Sarr ngir sàkkal pexe Ousmane Sonko loolooy sa taxawaay. waaye ci wàllu njàngatu politique ku ci mel ni Dame Mbodj bokk ci plateforme Le Peuple yëkkati woon na kàddu ci jamono yu yàggul lool wax ni fi mu toll nii yéen waa opposition bi yéen ñëpp yéen a ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko mooy seen chef est-ce que yow nangul nga ko loola. alors man déjà gëwuma chef gëwuma ne opposition Sénégal soxla na chef parce que am na kàddu yoo xam ne kàddu yuy jaxase la parce que li wóor mooy l'opposition sénégalaise a besoin d'un leader et leadership boobu moom ci boppam jël na tànkam dox ngir dem seeti kenn ku nekk et comprendre nañu ne il faut pas que ñu ñuy diviser ci ay futilités fi mu dem yépp ci man li ma gëm ak li ma dégguma fenn moom Ousmane mu wax ne moom mooy leader de l'opposition donc bu ñu jaxasee bu ñu
teg ci yoon boo xam ne nekkut réellement li ñu soxla. sama gëm-gëm man mooy opposition sénégalaise tey la ñu war a gën a suude. L'opposition sénégalaise n'a pas besoin d'un chef li ñu soxla mooy un leader, quelqu'un boo xam ne dina mën a ànd ci combat yi nga xam ne war nañu ko taxawal, fexe ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci landerneau politique gi rawatina ci opposition bi mën a bokk ci combat yi ni ñu ci war a bokkee. suñu soutien ci affaire Sweet Beauty ni nga ko waxee dafa weesu Ousmane Sonko et boo dégloo sumay kàddu depuis lors ci loolu it laa koy accès soutien la boo xam ne dañu taxaw ngir xeex ñu bañ a néewal doole démocratie Sénégal dañu taxawoon di xeex ngir ñu bañ a salfaañe état de droit parce que réew bu ci état de droit nekkatul doonatul réew no man's land. ñu gis li ñu fi def Khalifa Sall gis li ñu fi def Karim Wade ñu gis ñu song Ousmane Sonko ñu jàpp ne bu ñu jógul tey doon wenn say xeex loolu bu ëllëgee mën naa dal ñun ci suñu kaw et je crois que sant rek lañ ciy def parce que man yemuma rek ci jóg bokk ci ñiy xeex dama bokk ci ñiy xalaat bokk ci ñiy doxal bokk ci ñiy jëf. mais nu ngeen fexe ba mbirum plainte diggante ñaari doomi Sénégal ngeen wëlbati ko ci coowal politique muy yéen di ñeneen. alors boo seetloo dama la wax ne soutien bi ma def ci Ousmane soutien la boo xam ne soutien wu principe la nekkut moom nit ki mais bu doon yow nga nekk ci place am ma takk suma tubéy jóg xeex ko ni ma ko xeexalee. pourquoi parce que jàpp naa ne démocratie la ñu doon salfaañi xam nga démocratie affaire u gentleman la boo seetloo man waxuma benn yoon ci problème mu dans le fond ci ñaari citoyens yi am problème et je crois que bu yemoon ci ñaari citoyens yi rek kenn du ci am problème mais c'est parce que ñun man keneen ak keneen njort nañu ne am na leneen lu ñuy ruumandaat ci ginnaaw loo xam ne mën naa nasaxal nit ki ñu war ko éliminer. parce que tout simplement li xew ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak la ca xewul doo ca wax doo ca dugg. mais loolu yàlla rek moo xam la ca biir la ñu seq ñoom ñaar la xew wala la am bu dee lu am na xam nga tey yow am nga sa tribunalu conscience am na lu la sa xel may man am na ma lu sama xel may jàpp naa ne am naa gëm-gëm ci ne Ousmane. am naa confiance ci moom te ba ma demee seeti ko loolu laa ko wax dama ne ko man am naa confiance ci yow waaye bu la neexee wuy jil yoon bu la neexee bul wuy ji yoon waaye teg ko toujours ci li charte réew mi maye. Ça veut dire quoi? On doit engager un combat républicain, un combat citoyen parce que nag li ma gëm mooy république kenn amul sañ-sañu di ko fooye comme ni ñi nekk ci kaw di def saa su ne ñu téye institution utiliser ko waaye ñun ñi ci opposition bi aussi amuñu intérêt fragiliser nos institutions, fragiliser la République. Donc li ngay wax nii at the end li ngay wax nii ne nga yaa ngi koy jàppale yaa ngi ànd ak moom mais moom ay kàddoom Ousmane Sonko moo gën a dëgër sa yos ci wàllu institution yeeg ñoom seen loolu du jafe-jafe bu njëkk seen digganteem ci waroo gis-gis. xam nga du waroo gis-gis warooy doxalin la ci mën nañu bokk benn combat bi mais man li ma jàpp et li ma gëm mooy tey boo fàttalikoo bi ma génnee këram c'est important ce que je dis bi ma demee seeti ko parce que maak moom ay voisins lañu bi ma demee seeti ko
bi ma génnee ci këram dama def déclaration ne démocratie Sénégal dañ ko xeex juróom-ñaar fukki at ci ginnaaw bu ko kenn nasaxal Sénégal république la dafa am ci lu mu wéeruwaay yooyu dama ne justice daf ci bokk moo tax ma ne ko mën ngaa wuy ji comme mën ngaa bañ a wuy ji waaye loo ciy def rek na tegu ci yoon parce que yoon may na ko mu mën a wuy ji yoon may na ko mu bañ a mën a wuy ji et j'ai dit j'ai confiance à la justice de notre pays dinaa ci taxaw ñu bari mën nañu am nañu sañ-sañ ne gëmuñu justice Sénégal parce que nag Babacar ku ndóbin rey sa maam soo séenee lu ñuul mën ngaa fax parce que dañu gis institution judiciaire bi ñu koy utiliser di ci dal ci kaw ay nit et man rafetluwuma ko et li ma wóor mooy sénégalais yi ci seen bopp rafetluwuñu doon déclaration vague dal ci kan ci nan ci lan. mais le cas Karim Wade est là. Karim Wade yow ak ñi nekk ci opposition bi bokkuloon woon ci ñu doon wax na yoon wax ci ay mbiram ndax sàkkal na pexe alal réew mi. alors Karim Wade était sur une liste de 25 autres personnes bu ñu yat wi daloon Karim Wade yegg ca ñeneen ña bu boobaa du ñu am dara lu ñu wax. mais le principal mooy ba xam def na am deful. waaw mais maa ngi ñëw ndax am àtte bi tribunal dogal ci moom jaar na yoonam am jaarul yoon. moo tax ma ne la Karim Wade dafa nekkoon ci listu ñaar fukki nit ak juróom ñu seppi ko ci moom dong yat wi dal ci kawam am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci liste boobu tey ka leen doon topp ak ña leen doon topp ñooy toogandoo conseil des ministres dafa am problème. dafay tax nit ñi war a am ay responsabilité ñu dénk leen ko. mais ay sénégalais lañu woon yu bokkoon ci benn liste ñu jàpp ne ñoom dañoo luubal alalu réew mi. ah d'accord ñi ñu doon topp ngay wax. ñi ñu doon topp ñoom a tax may wax. ñu jóge foofu dal ci Khalifa Sall lañ ko toppee ku ne gis na ko lañu ko tëj ku ne gis na ko mujj gi. coowal 15 d'avance mairie bu Dakar mooy coowal Khalifa Sall. tout à fait. yow homme d'affaires nga entrepreneur nga manager nga bu ñu dindee werante politique ci mbiru Khalifa Sall puisque moom la ñuy wax on s'arrête là-dessus. 30 millions yi ñu ne moo ko doon jël ci Mali Foro weer wu jot. ba mu toll 1 milliard 800 te indiwul kayit yuy mandargaal ni 30 millions yooyu lew na mais loola ànd nga ci am àndoo ci bala ñoo wax wàllu jëfandikoo tribunal di dal ci kaw opposant alors li nga xam ne dama lay rejoindre ngir continuer li ma doon wax rek ci problème Khalifa Sall li ñu koy toppee li nga lim noonu mais ci rapport yi nga xam ne Cour des comptes daf ko waroon génne bi ñu boolee ñetti rapport yi génne ko mais Cour des comptes daf ko féliciter moom Khalifa Sall c'est aussi paradoxal. mais il y a bien un rapport bu tribunal sukkandiku. pour àtte ko bu IGE ñu ne bu IGE encore une fois bëgguma di jeter l'opprobre ci ñi nga xam ne ñooy suñu justice parce que nag il faut ñu nangu ne bu nit ñi waxee ni justice bon na wala justice amut ci réew mi. nañu nangu ne justice mën naa bon mën naa nekk waaye suñu justice la justice mën naa bon ngir ñenn ña nekk ci justice la ñu war a def defuñu ko Montesquieu da koy wax mais tey bu ma la joxoon yow Babacar ab oto bu bees tàq mënoo dawal jox naa la oto bi boo duggee ci oto bi boo ko taalee balaa nga yegg fi nga jëm di nga mbëkk ba sonn. donc ñii war a doxal institution yi. ñoo war a jël seen responsabilité ngir ñu bañ di leen utiliser c'est ça la réalité la justice elle est libre mais est-ce que ñiy doxal justice bi liberté boobu assumer nañ ko doxal nañ ko donc du ma bokk man ci ñiy xëpp suuf ci suñuy institution par définition je suis d'accord avec toi dama ne du ma bokk ci ñiy xëpp suuf ci justice mais dama ne boo jëlee ñaari cas yi ma la wax nañu nangu ne coowal Ousmane Sonko bi mu jógee tey na xelu ñu bari et principe bi tax ñu jóg jàppale ko principe bu défendre démocratie Sénégal la principe bu défendre l'état de droit waaye dama wax ne du ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy néewal doole république parce que kenn amu ci intérêt M2D
am na ñu jàpp ne sax dafay concurrencer geneen kuréel gu di FNR mais li ñu xamul mooy FNR kuréel la gu gën a yaatu ngoo xam ne day taxaw di xeex ci wàllu démocratie ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu élection et cetera et cetera. M2D mooy li ma lay wax sànq man yamuma rek ci jóg taxaw jàppale Ousmane ci coow bi nga xam ne amoon na ko bi ma demee ba gis ne nit ñi ñu ngi dispersé wu dama woo kilifa yi ma war a woo ma ne ñëw leen ñu daje ñëw leen ñu waxtaan. Bamba Dièye ci la bokk Girassi ci la bokk Cheikh Tidiane Dièye ci la bokk ñu ñëw toog ñu waxtaan ñu ne nii la ñu koy taxawale nii la ñu koy doxale ma ne leen faw ñu def ko ci nu mu gën a gaawee ndax nag lu ne këtt lu ne jot na koy faj kii di Ousmane dafa war ñun ñu taxaw gaawantu taxawal kuréel goo xam ne ñëpp dañu ciy bokk ñi ma la wax noonu ñëw waa PASTEF ñëw ñu taxawal kuréel gi ci lu gaaw ci lu jàmp et tey mu nekk satisfaction parce que kuréel la goo xam ne samp nañ ko ci lu gaaw ñoom Déthié Fall dugg ci ñoom Yacine dugg ci Aminata Lo Dieng dugg ci mouvement citoyen yépp dugg ci ñu nekk kuréel gu taxaw ngoo xam ne ba ñuy yëkkatee suñu kàddu yaakaar naa ne M2D tey ku nekk dégg na ko et intérêt M2D objectifu M2D moo doon xeex ngir défendre démocratie ngir défendre état de droit waaye taxaw ci li ñu bëggoon def Ousmane Sonko et alhamdulilah suñu borom jox nañu ci ndam li am solo nag mooy tey kenn ku nekk xam ne la ñu doon xeex suñu borom def na ci ndam ndax Serigne Mountakha bu jógee ba wax la mu sàkk mooy jàmm képp ku def leneen lu dul jàmm Sénégalais yi duñ la ci fekk. mais justement Serigne Mountakha woote na jàmm ñu bëri tënku ci mais terewul yéen politiciens yi ba ngeen di def seeni déclaration dañuy dégg ay safaan ci li sëñ bi sàkku ngeen nangul ko ci kaw mel ni ci suuf itam yéen a ngi wéy di rumandaat dinañ dégg waa nguur gi dinañ dégg waa opposition bi. bi sëñ Mountakha sàkkoo jàmm xalif général des mourides. ñu dégg ci yéen ngeen naan bu Macky Sall dof-dofloo ba deuxième vague manifestation amaat fi dana gën a metti dana gën a tar est-ce que loolu safaanul ak ndigalu sëñ bi. dama wax kàddu goo xam ne bàyyiwoo ci xel de Babacar dama ne lu dul jàmm ko gën ku amut sax jàmm lay wut kon ginnaaw lañu doon xeex nañu ko ba kañu waroon dégguñu li ci am ca kilifa diine yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bàyyi xel ci dal gi nga xam ne mooy ñun suñu richesse su Sénégal du or de du pétrole de c'est la stabilité du pays et stabilité boobu moom ngay wut moom lay wut moom la ñëpp di wut tey investisseur bu doon dem ci réew lan lay wut stabilité sociale ak politique bu weesoo loolu leneen lan lay wut énergie bu accessible à moindre coût leneen lan lay wut fiscalité bu am doole bu néew doole loolu tey Sénégal daf ci am et moom Serigne Mountakha ak Cheikh Mahi ak kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yépp dañ ko comprendre moo tax ñu xar seen tànk tubéy ne jàmm jooju dañu koy sàkku ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci lang gi jàmm jooju dama ne képp ku wootewut lu mel noonu Sénégalais yi am nañu fulla ak fayda ba duñ la ca fekk xam nga dal dafa am solo Babacar xoolal bourse bu Francfort ci les pays li ñu tuddee les pays africains ci wàllu eurobond le 9 février Sénégal mu ngi woon 3e place le 14 Sénégal xam nga ban place la occupé 8e place la moo ko waral instabilité bi am ci diggante boobu ci réew mi tey ñi yor seen alal wala dugg ci Sénégal lan la ñuy bàyyi xel dal gi ci réew mi man je suis très pragmatique
gis nga bi ñu waree xeex dama sol suma dàll bokk ci ñuy xeex. mais justement la responsabilité des uns et des autres. bi ñu waree li fi xew. ba jur loraange yëpp bakkan yu rot ñu ci gaañu ñu ci ñàkk seen alal Sénégal mu dellu ginnaaw ci marché financier yi da ngeen di jël lépp jàllax ko ñi féete ci beneen boor ba yéen opposition bi ngeen du ngeen ci dara. xam nga yéen ñi woote résistance woote mobilisation ne nit ñi bañ leen génn leen. xam nga encore une fois dama lay wax ne la ki nekk ci bopp réew mi ñiy diriger réew mi ñu yor pouvoir ñooñu dañu am responsabilité bu rëy et responsabilité boobu am stabilité ci réew mi daf ci bokk. dinañu ñëw ci biir discussion bi ma wax la lan moo tax réew mi tey à un moment mu nekk sens dessus dessous lan moo ko waral gis nga sa doom sax boo koy xoñoñal di ko dóor ba mu yegg ci mur bi boo mooy ci sa kaw la jëm. Et pendant 9 ans les Sénégalais ont été très dociles la jeunesse sénégalaise a été très docile Sénégal mosul am benn problème depuis 2012. Alors il faut une lecture extrêmement profonde di li xew ci situation bi bu nit ñi yaakaar ne et surtout les politiciens dama leen koy wax je leur ai dit en réunion bu leen yaakaar ne askan wi li ñu génnoon yéen a tax bu ngeen ko defee juum ngeen dafa am goutte d'eau boo xam ne wala prétexte bu askan wi sukkandiku pour wane seen mer. kon jarul wane seen i jaf-jaf jarul fëgg dënn mais ça je l'ai dit moi en réunion j'ai dit il faut savoir décrypter le message ce message c'est pas uniquement pour Macky Sall il faut qu'on soit très clair ce message c'est pas uniquement pour Macky Sall ce message c'est pour toute la classe politique ñoom politiciens yi yaakaar ne réew mi ñoo ko moom lu leen neex lañ fiy def mën nañoo cucci bi cucci bee def lu leen neex c'est un signal fort bu leen peuple Sénégal jox réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk il faut pas ñu am ay nit ñoo xam ne dañuy nekk ci kaw ñeneen nit ñoo xam ne dañu leen di brimer ci suuf am ay nit yoo xam ne duñu leen boole ci lenn te lu ñu yëkkati teg leen xam nga situation bi waral nit ñi exploser lan moo ko waral teg nit loo xam ne sañu ko bañ ay nit ñuy wut di daan seen doole ay nit ñoo xam ne dañuy wut di dundal seen njaboot jàngoro ji dëgg la Sëriñ Muntaxa bi ñu ne jàngoro ji ñëw na dafa génne xaalis ne ay ca leen ñu xeex ko ñu ne ko doo julli aljuma mu ne damay julli ji ñu ne ko doo dem màggal mu ne damay màggal def ko gis ci ay résultats relancer économie bi waaw kooku toog ci kurusam toog ci sajaadaam yor kurus suñu borom mën koo wan loo xam ne yow mënoo koo gis yéen ñi nekk ci wàllu politique moom sëriñ bi mu ne leen moytu leen lii ngeen bañ ko moytu bàyyi leen lii ngeen bañ ko bàyyi en tout cas dem ne suñu kilifa diine yi nañu leen jox cër bi warloo ak ñoom te bu ñu wootee dal ci réew mi képp ku wootee leneen lu dut loolu ma ne sénégalais yi duñ la ci fekk si waaye nag du tee it ñi nga xam ne ñoo fi nekk la ñu diggee bu ñu ko deful mais nit ñi ñu ngi fi fa ñu taxawoon ñu nga fa nañu doon doxalee mënees na cee dellu. kon ku fi wootee deuxième vague violence kenn du la wuyu. mais déggoo li ma la wax je dis encore une fois. ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga bëgg mais dama ne man sañ naa man bu ma kilifa église bi ñaanee Serigne François Bodian ma nekk ca Bignona ñaan ma man sañ naa ko nangul la mu ma ñaan parce que xam naa ne. dal rek la ñu soxla ci réew mi et loolu encore une fois mooy posture bi ñëpp doxale bi sëñ bi laajee mais je crois que ñëpp d'accord nañu ci ne il faut ñu teg balle à terre xam ne réew mi ñun ñoo ko moom kenn ku nekk la nga ca waroon def nga def ko ñu continuer et Sénégal continuer ci yoon bi nga xam ne moom mooy li gën ci ñun ñëpp. léegi li yoon sumb te war ko leeral itam daa war a leer wala warta leer. mais dans l'intérêt de tout le monde. ñi ko seq ñoom ci seen biir ku ci nekk nee na nañ dem ci yoon yëf yi leer mais kon kay leeral ko dong moo ci des. parce que leeral bi.
mais ñun ki nga xam ne moom la ñu nekkal di xeex ak ci moom ngir démocratie moom ci boppam loolu la wax. nee na mbir yi leer. ki nga xam ne it moo indi coow li nee na mbir yi leer mais je crois que foofu problème amu fa. du tout. am nañu jàpp ni chance la ci Sénégal nga am sëñ si fi ne ak seenu taxawaay am na ñu xalaatoon ni wareesu la boole doxinu réew république ak jox cër wu rëy sëñ si lii fi xew ak loolu ñu xalaat nan nga ko gisee solos taxawaayu sëriñ si ci dundinu réew mi. mais njuumte la rek xam nga Sénégal dafa particulier dañu am loo xam ne Sénégal rek la am dans le monde entier mooy 95% de musulmans dem jël ci biir 5% jël fa njiitum réew pendant 20 ans. Léopold Senghor. mais loolu mais c'est extraordinaire mais dal googu mais état d'esprit boobu mais symbiose boobu mais nous avons l'obligation de préserver cette situation. Cette tranquillité kenn ku nekk ci ñun. c'est pourquoi c'est dommage depuis un certain temps maa ngi dégg ñuy yëkkati des discours ethnicistes loolu encore une fois président de la République moom Macky Sall na wax ak ay nitam na wax ak ñi mu njaboote ci réew mi parce que dañ ko jox réew mu ne ñum waaye na góorgóorlu ba buy dem mu bàyyi fi réew mu ne ñum parce que ce discours est dangereux. li ma jàmbal jaan bind te ñu bëri di ci yëkkati seen kàddu ñu bëri di ko ñaawlu noo ko gisee. gis nga suñuy maam dañu dem ba indi cousin à plaisanterie mooy li ñuy wax kal kii di kalanteeg diw kii di kalanteeg diw soose bi kalanteeg njaago bi kalanteeg malenke bi séeréer bi kalante ak tukulóor bi mais loolu bu ñu seetaanee ba loolu nasax dinañ xam ne dara jaru ko. am na député bu farak Macky Sall waxoon fi wax ju garaaw ñu bàyyal ko tribunal waxu ci kenn waxu ci ñu bàyyi noonu mu sedd loolu bokk na ci li mën a indi lu kenn bëggul. mais loolu mooy li ñuy wax. tribunal waru ci woon waxa. mais ñëpp ci député Alioune Dembourou Sow mais ñëpp ci war a wax parce que ce discours est extrêmement dangereux pour la stabilité d'un pays. même la rencontre meeting yi ñu dem defi Fuuta. ak kaddu yi fa jib. ñu koy làkk ci seenu làkk. un problème boo xam ne jàpp nañ ne problème politique la ñu war ko régler ci terrain ethnique c'est extrêmement dangereux c'est pourquoi j'interpelle le chef de l'État ma ne la président Macky Sall moom moo am responsabilité boobu. mais loolu jaaxal na ñu bëri Macky Sall su njabootam débordé. day waaf du wax lu neex waay def te dara la ci fekk sentiment d'impunité boobu nga xam dañ ko seetlu ci ñi yor nguur gi loolu lu ciy pexe. mais am ay institutions yu am doole xam nga dafa am kilifa gu mag waxoon ne Afrique soxlawul ay nit ñu am doole ay institutions fortes la soxla gis nga réew boo koy tabax. dafa am ay fondamentaux yoo xam ne kenn amul droit violer ko et loolu dafa tax ba ñun gëm sa bopp ambition yi ñu am ci réew mi xam nga dama lay wax sànq ci biir waxtaan ma lay fàttali ne la moi j'ai la passion du Sénégal ni nit di passionné ci football ni nit di passionné ci def leneen man dama passionné ci Sénégal su ma jëlee suma oto di wër dëkk bi je suis passionné damay mel ni xale bu yor fowukaay parce que damay jàpp ne li may def nii lu sama bànneex la donte coono gi ma cay daj mais duma ko yëg. da ngay politique rek nag tamit da ngay politique. mën nañ ci dellu si parce que politique dañ koo ñaawal mais politique bonul Babacar man su ma bàyyi lu ma dara su ma yaay bàyyi lu ma dara. mun ngaa bind yow livre ci man damaa fayit ba yegg si fi ma nekk
musuma liggéey ci nguur musuma ànd ak nguur musuma gañe marché nguur musuma ànd ak kuy ànd ak buur lu ma am suma ñaq bii moo ma ko may. ma dem ba benn moment ma jàpp ne war naa bokk ci ñiy dugg ci réew mi ngir taxaw sénégalais yi parce que sonn nañu te ñi ñu jiite yërëmuñu leen. da nga bëgg a jiite Sénégal la nga sumboon 2019 yoon gàntal ko mu mujjoo samp sa ndënd jógoo ca. mais du tout tey jii la ñu gën a am ambition boobu tey jii la ñu gën a bokk ci ñi nga xam ne jàpp nañu ne nous avons un projet pour ce pays. ñun tey la ñu gën a gëm ci gëm sa bopp ne dañu bokk ci ñi nga xam ne réew mi dañ ko war a changer te changer ko du doon ci discours ci parcours lay jaar. réew mi li koy defar tey wax ñu parce que bi fitna yi dalee ba njiitu réew mi gontu altine googa jël kàddu am yi mu diggaat ndaw ñi ci gën a yembal seen dundin ci réew mi. ci wàllu xëy wàllu formation. bu ñu jëlee exemple ndaw ñi lan mooy sa gis-gis problème mu goney Sénégal ak lan moo war ci ñoom lu am Pastef loo xam ni buñ ca doxee rek lu bari saafaraw. alors Babacar maa ngi lay gërëm parce que da nga wax ju am solo et dina ma permettre ma wax ci jeunesse su Sénégal dañu am jeunesse boo xam ne man dama fier ci ñoom ci seen engagement ci seen citoyenneté du ñu def lu ñu leen di xeebee kenn ku ci nekk li ko yitteel mooy nu mu def ba teral njabootam teral ndeyam teral baayam boo yi dem di dugg ci géej gi dara waralu ko lu may bëgg teral seen njaboot. Babacar état bu Sénégal du jox liggéey ko amul diplôme. Babacar ndawu Sénégal gàcce ngaalaama ñoom ñooy wutal liggéey seen bopp. booy bi nekk commerçant lu ko état defal booy bi nekk tailleur lu ko état defal ki doon mbër lu ko état defal ki songu géej gi jël mbëkk mi dem Europe di liggéey di yónnee di teral njabootam lu ko état defal alors ñooñu dañ leen war a bàyyi xel. tey bu booy yi génnee ci mbedd mi sànni xeer ñu ne booy yi dañoo réew cautionné wu ma violence bi de mais dama ne mun naa koo expliquer parce que man dama jaar foofu ci ñoom. xëy di régler sottiwul. xëy di régler sottiwul jéem mu të nga song mu jafe nga yuutu mu dagg. lan moo war. li war tey du di leen jox biberon. jóg nañu xeex nañu génn nañu wane nañu seen mer yow président de la république nga ne dégg kële kañ nga leen dégg juróom-ñeenti at ci ginnaaw c'est un aveu d'échec en tout cas par rapport à toutes les politiques de jeunesse déroulées jusqu'ici ça veut dire tout simplement amul résultat bi ñi doon xaar tey boo gisee boo yi génn nekk ci mbedd mi 12 ans 13 ans 17 ans 18 ans xoolal ñi ñu rey am na ci ko am 13 ans ras-le-bol ak ñàkk espoir ci seen kanam moo tax xale yooyu génn ci mbedd mi nga jóg nga ne da nga leen di jox 350 milliards sur 3 ans loo mënul lijjanti ci 9 ans di nga ko régler ci ñetti at. jooyanti encore une fois jooyanti mën naa ne. may ñëw mais pertinence orientation bi mooy am boobu. solo. orientation bi moom moo am solo xam nga bu fekkee ne li fi newoon fa la ñu jaaraat même problème yi même cause yi day indi même effet yi parce que bu fekkee ne financement yi fi jaar dégg nga ñu naan la dugal nañu fii 60 milliards def nañu nangam ku ne xam na ne financement yooyu financement yi ay militants la. moo tax ma wax la sànq ne la gone yu Sénégal jeunesse su Sénégal ñoom ngay gis ci marché luuma yi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci géej gi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci foraay yi jeunesse su Sénégal ngay fekk ci marché yi ñuy yenu di baare ñin ni ñooñu gisuñu état fekku leen état ñi muy dimbali mooy ñi gën a yaafus mooy ñi ñuy financé mooy ñan mooy militants yi
il est temps ñu xam ne liy defar réew mi. dañ koy bañ waaye dafa mel ni ñi koy wax bëri na. c'est des décisions Babacar politiques extrêmement fortes tey bu ma jëlee sama benn rakk ñu ne ko dama liggéey mu créer atelier tailleur bu créer atelier tailleuram di ñëw ñu bàyyi yëre yi jóge Chine ak Italie di dugg ci Sénégal est-ce que kooku dana doon milliardaire est-ce que kooku dana tekki ci la muy liggéey. mais Sénégal amul droit bloqué luy jóge biti réew itam ci noonu. loolu nga xalaat. ci li ñu tënk ci li ñu seq ak yeneen réewu àdduna yi jaare ko ci ay OMC ak noonu. oui mais xam nga am na lu ñuy tuddee des stratégies de protection loolu dafa am pooju ginaar day jóge bitim réew dugg Sénégal déedéet ginaar yi daan ñëw. importation bloquée. depuis combien de temps. waaw mi ngi bëgg a defub diir. pourquoi parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy defar aliment wu ginaar yi ñooñu ay borom doole lañu ñoom ñoo def pression ci état bi ba ginaar dootul jóge bitim réew di dugg ci Sénégal ndax bu ñu ko defee ñiy yar ginaar ci réew mi dootuñu jënd aliment yi nga xam ne ñoom la meunier yu mag yooyu di defar waaw mais suñu menuisier yi ku leen di xeexal ñoom da ngay liggéey sa meuble teg ko ci corniche bi ñuy romb di ko gis meuble di jóge Chine di ñëw di jar di jóge Italie di ñëw di jar di jóge Turquie di ñëw di jar dàllu ngaay kenn du ko sol waaye dàll bu jóge Turquie day ñëw di jar dàll bu jóge Italie di ñëw di jar bu jóge Chine di ñëw di jar. loolu ci attaque loolu ci population bi la itam. non du ci population bi. doo gis kenn mu. ci bawoo Ndakaaru dem ne maa ngi dem ngaay xool dàll yu baax jënd ko. mais xam nga man damay wax un état stratège xam nga état stratège mooy état boo xam ne day xool li réewam soxla mu xam ne lii yitte la. mu fexe moom nu ma ko yittewoo di ko defar ci réew mi dama lay jox benn exemple bu banal Babacar man je suis un entrepreneur man li ma xam mooy nu ñuy liggéeyee xaalis nu ñuy lekk xaalis xaw ma ko nu ñuy liggéeyee xaalis laa xam réewu jullit la ñu nekk 95% de musulmans da nga gis sijaada bu ñuy defaree Sénégal ñaata sijaada lañ soxla ci réew mi gis nga peru kurus bu ñuy defaree Sénégal ñaata kurus ñoo nekk ci réew mi. gis nga kaamil gu ñuy defaree Sénégal ñaata kaamil ñoo nekk ci réew mi c'est ça que j'appelle un état stratège muy état boo xam ne day xool li askanam bëgg mu yittewoo ko dem xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé dooleel leen ngir ñooñu mun a liggéey am teraanga di yokk parce que ñi nekk ci privé bi entrepreneurs yi bu ñu yokkoo état moom mooy yokk te population Sénégal dafa tuuti 17 millions la mais xoolal CEDEAO 400 millions lañu loolu waa Nigéria dong ñoo ko comprendre moo tax ñoom waa Nigéria ñu jël seen ay nit dooleel leen ba ñu mën a fees seen réew ñu génn ñu leen dem leen bitim réew Sénégal tey am nga fi FBN Bank am nga fi UBA am nga fi Dangote ñooñu ñëpp ay mastodonte lañu ay punkal lañu ci seen réew waaye seen réew ñoo leen jàppale ngir ñu mën a fekki beneen réew tey Youssou Ndour bu ñu ko jàppale woon mu dem Abidjan dem ci yeneen réew kan mooy gagné du Sénégal Serigne Mboup bu ñu ko jàppalee mu dem dans la sous-région kan mooy gagné du Sénégal xoolal vallée bi ñu am ak ceeb bi nga xam ne ñu ngi dem di ko jëli bitim réew bu ñu góorgóorlu woon def ci fulla ak fayda ni ñu ko defee ci stade bii ñu commencé ci Diamniadio yaakaaroo ne woon tey dootuñu nekkati di wax waxu ceeb bu ñuy jëli bitim réew gis nga état lu mu sonk 2017 la Macky Sall waxoon autosuffisance en riz maanaam dinañ bay ci réew mi ceeb bu doy ñëpp waaye ba léegi sottiwul. mais du gaaw a sotti mooy li ma lay wax ne volonté politique 350 milliards c'est bien mais sénégalais yi dafa am leneen lu ñu soxla Babacar Tunisie bërki Dembo Ndiaye lan la ñu def fusée la ñu lancé ci espace bi. mais li ñu satellite bopp. seen satellite bopp. satellite boobu man lancement. satellite dugal ci fusée jàmbur waaye seen satellite bopp. satellite boobu ñu lancé man du loolu moo ma intéressé de xam nga la moo ma intéressé. gone yi ko def ay gone yu am entre 25 ak 30 ans ñoom ñoo lancé seen satellite bopp ñoom waa Tunisie loolu lan lay tekki il faut ñu jiite ñu xam ne dañu war a libérer les énergies. Sénégalais yi la jeunesse sénégalaise soxlawuñu biberon
dañu bëgg ñu deg leen ci environnement des affaires bu propice boo xam ne tey ku nekk dina mën a demal boppam. Steve Jobs ci ñaata at la taxawal Apple 20 ans. Zuckerberg Facebook ci ñaata at la ko taxawal bi mu amee 24 ans. Serigne Mboup bi muy jël li fi bàyyam bàyyi di ko taxawal amul 25 ans référence la. Mbaye Sarr Sénécartour dawalkatu taxi la woon tey jii dafa bokk ci ñi ñuy citer en exemple au Sénégal. Babacar man en 2001 2000 yow maa la yoroon stage Walfadjri mais c'est la réalité. foogoon nañ tey lu dugg ci yooyu. maa la yoroon stage Walfadjri mais en 2003 j'ai lancé ma propre boîte. En 2003 j'ai lancé ma propre boîte lan moo ñu ko mayoon environnement des affaires bu propice. Babacar en 2003 2005 j'ai fêté mon premier milliard. ña fekke woon fête bi ci teeru bi Youssou Ndour dong moo ci xamoon lu ñu doon fête. gërëmee ko moo la may yaa ngi doon liggéey ci moom. dama ne Youssou Ndour dong moo xamoon li ma doon fêté parce que ñaari at ci ginnaaw dama doon liggéey ci moom. mais mu xam potentiel bi nekk ci man saa su ne muy jóge bureau di ñëw di ma fekk ci sama bureau ci rue 19 may génne sumay chiffre d'affaires di ci wax ak moom di ci waxtaan ak moom mu may orienté di ma teg ci yoon. donc environnement boobu ñu mën a permettre les jeunes sénégalais ñu mën a éclore mais tey est-ce que jeunes sénégalais bii nii ñii génnoon ci mbedd mi est-ce que am nañu possibilité boobu est-ce que am nañu horizon boobu est-ce que am nañu espoir boobu alors dekkal yaakaar dafa jot mais damay wax ne du ay kaddu du baat du wax dong ay jëf la et ce pays encore une fois 350 milliards c'est bien mais Babacar. mais est-ce que Macky Sall le levier. est-ce que Macky Sall amortirul c'est-à-dire que xew yi ak sàpp itam day am amortir yàgg ci nguur suba sax lay màggal atam gannaaw palaatam 2019 suba lay am ñaari at ci palaatam gi 25 février mais yàgg ci nguur itam lii mooy conséquence gi quoi di nga defaat loo xam ne defoon nga ko sottiwul di wër-wërloo tourner en rond loolu mooy pertinence su limitation mandat maanaam yàgg ci nguur baaxul parce que dafa mel ni nguuru Macky Sall xamuñu fu ñuy teg seen tànk fi ñu toll nii pour régler problème mu gone yi chaque jour ñu annoncé ay milliards sur le terrain il n'y a rien. xam nga daf may permettre rek ma wax la ne Sénégal amul problème mu vitesse bi mbas mi ñëwee ñaata lañ génne teg ko ci table bi 1000 milliards en 2003 1000 milliards moo doon budget Sénégal góorgóorlu nañu ba am 1000 milliards mais 1000 milliards yooyu ñu ne def nañu ko ci mbas mi ci ñan lañ ko def ku ko yëg ku ko sentir dama la wax léegi ne la. yor ngay entreprise wax ñu. ñi ëpp ci réew mi mooy ñiy taaba ñiy jënd jóob taf ci njaay. ñi nga xam ne ñooy 90% économie bi. absolument et moom si boppam président wax na ko ci benn rencontre Diamniadio mu ne Sénégal économie bi informel bi ñoo contrôler 90%. loolu dafa war a tax kenn ku nekk réfléchir maanaam téeméer ñuy liggéey ci réew mi ñu nekk juróom-ñeent fukk yi ci informel la ñu nekk et je m'explique xam nga Sénégal ñaata fonctionnaire la am à la date du 20 juillet 2020 153 200 fonctionnaires. Fonctionnaires et décisionnaires. ñu dem wuti 1000 milliards. 1000 milliards yooyu ñan lañ ko lijjantil mooy ñoom fonctionnaires yi ñoom lañ ko dimbali ñoom ci xaalis ba li ma bëgg a wax mooy ci ñoom la dem tey budget Sénégal 4500 milliards ok mais au moins les 3000 milliards ci ñoom lay dem 153 200 fonctionnaires. ci diggante salaire ak matuñu 1%. ñun 17 millions lañu matuñu 1%. ñi nekk ci privé bi nekk 250 000. mais il faut que fonctionner aussi avec des ressources. waaw mais non je suis d'accord ak yow ressources yooyu mais il faut ñu jéem a xool nu ñu def ba élargir assiette fiscale boobu Babacar ñun gëm sa bopp dañu bokk ci ñi ne
réew mi bu tegoo ci suñu loxo xaalis bi defar Sénégal mu ngi biir Sénégal duñ ko wuti fenn avec des stratégies très claires alhamdulilah l'économiste Ibrahima Sall dégg nga ko mu ne programme yi mu gis bu gëm sa bopp moo ci gën a réaliste moo ci gën a réalisable may saluer honnêteté intellectuelle am parce que ce programme de gëm sa bopp ay Sénégalais ñoo ci liggéey ay nit ñu agrégé ci domaine yu bari chauffeur bi mécanicien bi ki yor salon de coiffure am ñooñu ñëpp dañ ci liggéey c'est juste pour dire de manière très claire Babacar lii defar Sénégal mi ngi ci suñu loxo mais loolu mooy importance su gëm sa bopp. dañuy fàtte waa àll bi. xam nga gëm sa bopp rek la ñuy wax. maa ngi ñëw xam nga gëm sa bopp da ngay dugg ci àll bi manqué yi yoon bu baax ndox mu sell jumtukaay yi nit ñi gën a soxla ci paju du am ñu koy wax boobaak léegi yàgg na ku toog ŋàññi bu dee opposant nga mais waa àll bi ñu bàyyi leen ak seen bopp rek noonu c'est vrai bourse familiale am na couverture maladie universelle am na mais avec quel taux de pénétration biñ ko sanceeg léegi waa àll bi ak li ci état Sénégal war a def te defu ko ba léegi. xam nga waa àll bi moo tax ma wax la sànq ne la 350 milliards yi ñu ne dañ koy def ci jeunes yi dafa am levier bu am solo muy agriculture te man li ma gëm li ma jàpp mooy jeunes yi ngay gis Ndakaaru ñuy yor marchand ambulant yor bagage bu matul juróom-ñetti téeméer di wër ak seen ñaq ak coono jubluwuñu ci dara lu may teral seen wayjur. yeneen ci dëkk ba. Moussa Dramé. bi dëkk Ndofane ñu rey ko ci événement yi xam nga lan la woon marchand ambulant la woon bëgg tekki dong moo tax mu ñëw Sénégal. Dakar mu ñëw Dakar astafirullah mu ñëw Dakar di daan dooleem lii dal ko moo tax ma ne 350 milliards yi yoon bi gën a gaaw ci li ma jàpp mooy réaliser le canal du Cayor ndox mi ñuy jël di muy dem. ça c'est un projet abandonné. mais non waruñu ko abandonner justement est-ce que xam nga man mi judd ci at yu mujj yi man tey suma combat mooy lii doxal Sénégal li wala relancer agriculture Sénégal canal du Cayor boobu la parce que boo ko bënnee def ko canal dana dugg ci Jolof dana dugg Kajoor dana dem Bawol mën naa yegg ba Siin ñooñu ñetti weer la ñuy mbay bu ñu bayee ñetti weer ñëw Ndakaaru nooraan bu ñu amee ndox fa ñu dëkk ñooñu duñu ñëw fii nii et loolu c'est un projet réalisable parce que boo demee Ndar canal ba nekk ci Dakar Bango boo ko gisee mat na ñetti kilomètres wala ñeenti kilomètres canal bu ndaw la loolu miniature la bu ñu ko indee ci diggante Jolof Kajoor ak li nga xam ne moom moo di Bawol mën naa nekk zone bu wow juróom-ñeenti weer muy wow. justement alors gis nga njiitu réew da ngay oser xoolal li xew Sandaga Babacar da ngay wax li ci biir réew mi da ngay wax li ci biir réew mi mais Sandaga mooy Sénégal Sandaga ñooy waa biir réew mi. Sandaga mooy Sénégal damay ñëw ci loolu tey waa Sandaga nga yëkkati leen 508 cantines nga yëkkati leen 508 cantines bu ci nekk ñetti nit wala ñaari nit di ca liggéey gën caa néew boo defee en estimation basse c'est entre 80 000 personnes ak 100 000 personnes fañ leen toxal amul njariñ kenn du fa dem kenn du ñëw bu ñu toxaloon Sandaga waaw dafa am tout lu ñu toxal ca Sandaga la ca des ñu nga Sandaga tey boo jug am na ñu ne waa Sandaga ñu ngi dundal 100 000 personnes ci réew mi non déggoo ma ne la 508 cantines yooyu ma la wax boo defee estimation basse ña cay dund ci biir réew mi mat na 100 000 personnes donc njiit buy jël décision dafay bàyyi xel ci répercussion yooyu tey ñoom ñi nga xam ne ñoom nga tudd muy waa Sandaga yooyu am nañ ci seen sëy tas am na ñoo xam ne dañu doon faj buumu gàcce tey mënatuñ ko lu ko waral lu leen ko yóbbee ay nit yu jël ay décision tey jii da nga wax biir réew mi dafa am tali bu am njariñ boo xam ne ci këru Sénégal la bokk muy tali Baba Garage tali boobu commune yi ma lay wax yépp dañ ciy jariñu commune Koul commune Dingiraay commune Baba Garage commune Kër Sambakan commune Touba Toul commune Bambey commune Ngaye
ñooñu ñëpp dañuy dund ci tali boobu 82 kilomètres la mais boo xam ne jamonoy tubaab bi ba léegi rang-rang bu xonq la boo fa jaaree musiba mun na laa dal ak gaawaan commune gaawaan tam ca la bokk. donc c'est juste pour dire jafe-jafe askan wi tu as l'impression que ñii ñu jiite yitteelu leen alors que zone la boo xam ne mais zone bu extraordinaire xoolal Jandeer dañuy tey Jandeer amatul ndox dañu ñëw sampal leen ay forage di mën ko ndox mi di ko indi Dakar comme si réew mi Dakar la yem. alors loolu encore une fois pour defar Sénégal il faut ñu dellu ci stratégie yi nga xam ne moom moo fi amoon et loolu ñun ci gëm sa bopp dañ ko wax. dama la jox benn exemple Babacar tey man ma war a dem créer benn société Diourbel di def production la zone de consommation la zone de forte consommation fu mu nekk Dakar ki nekk Dakar di def même produit que man maak moom ñoo tolloo li ñuy fay impôt ñu ne il faut un système boo xam ne plus ngay sori Dakar. graduel plus ngay sori Dakar. plus li ngay fay ci impôt gën a wàññi ko plus nga jël lu ëpp 20 gone di leen liggéeyloo bu boobaa ñu ne la nga doon fay dañ la koy wàññi lenn li ñu différeel la ko ci ay at. alors bu boobaa dina permettre nit ñi ñu mën a dem à l'intérieur du pays diggante Sénoba ak Madina Wandifa jaar nga ci yoon boobu. doo gis alkaati doo gis. mais doo gis alkaati doo gis gendarme doo gis dara ak zone boobu ni mu mel. nga dem ci Médina Yoro Fula dem dans la zone sud mais da ngay gis ne potentiel bi zone boobu am mënoon na nekk grenier bi développer le Sénégal. oui mais xam nga foofu tam dafa am particularité ñu ñëpp xam nañ ko lee xew ci bët Saalum réew mi yombalul aussi état bi li mu fa bëgg a def yëpp sant ko fa mu yombee noonu itam il faut le reconnaître. xam nga lan laa reconnaître. bi ma demee bi ma fa jógee yàggul dama taxaw poste Kër Ayib. dem Ziguinchor policier bi nekk foofu ne ma looy wuti Ziguinchor je dis quoi looy wuti Ziguinchor mooy lan mu ne wéy dañ lay laaj lan ngay wuti Ziguinchor man ma jugee Dakar war a dem Thiès war nañ maa laaj lu may wuti ci beneen dëkk alors et loolu tey bu ñu ko réglé woon par chemin de fer et des investisseurs étaient venus au Sénégal pour def 2 fois 2 voies chemin de fer bi yóbbu ko ba Tamba jëlee ko Tamba ba max ko mu dem Ziguinchor. dafa am lu ko jiitu la sécurisation. mais sécurité boobu tey alhamdulilah liggéey nañu ci ki nga xam ne moom moo nekk ci bopp réew mi ak suñu force de sécurité yi liggéey nañu ci tey liggéey boobu am na. sant nañ ci yàlla mais dama la bëgg a wax ne tey chemin de fer boobu bu ñu ko développé woon dans le sud du pays daal di koy dérouler mais chemin de fer day permettre ñu développer ay dëkk parce que li mu mën ci développer gox camion buy yeb ay bagages mënu ko xoolal fi chemin de fer bi doon jaar yépp li ñu njëkk a def mooy rey chemin de fer. teggi nañ ko. teggi chemin de fer. Babacar. Senghor dafa am lu mu fi bàyyi woon Abdou Diouf doon ko suuxat Ablaye Wade ñëw teggi ko Macky Sall ñëw nërmel ko SIB dafa amoon Diourbel Saint-Louis dafa amoon Socas Richard Toll ma nga woon ak compagnie sucrière bon ça existe toujours quand même. ñi nga xam ne ñoom boo demee à Tamba nga am Sodifitex gis nga tant que dëkk yi amuñu ay entreprise ay industrie ne serait-ce que de petites industries tey industrie nekkatul luy day ni Sococim industrie dañ ko miniaturiser et ci programme bi nga xam ne ñun gëm sa bopp dañ ko yor dañu ne 557 communes yu nekk ci biir Sénégal fu ci nekk dana am une unité industrielle boo xam ne dañ ko ciy def c'est 350 milliards ça pouvait bien servir à quelque chose mais soo ko jëlee jaarale ko ci fa mu daan jaar FNPJ wala nangam sangam wala ñangam sangam ñooñu mu doon lifin mais même problème bi encore la ñuy amaat alors qu'on a un système financier décentralisé extrêmement fort mën nañu appuyer wu ci ñooñu tey am na ci ay boy yoo xam ne mais pour ñu réaliser seen projet ils ont besoin de 100 000 francs am na ci d'autres ñoo xam ne certes soxla nañu 800 000 francs mais boo jëlee koo xam ne mësul am expérience nga jox ko 10 millions
li muy njëkk xalaat mooy blow. La preuve ñoom ci seen bopp jeunes yi amu ci kenn koo xam ne jox nañ ko financement ci financement yooyu ñuy wax tey ba mu réaliser loo mën a teg sa bët. moo tax ma wax la ne la encore une fois cette jeunesse sénégalaise du xaalis du biberon la ñu soxla. dañu soxla ku leen rassurer dañu soxla encadrement dañu soxla sécurité dañu soxla industrialisation légère boo xam ne dina permettre kenn ku nekk ci ginnaaw ñoom état ñu jël ay décisions politiques fortes yoo xam ne dana mun a rassurer njaboot gi parce que nag borom kër yi sonn nañu te kenn ku nekk ci borom kër yooyu bu doon sa sago sa njaboot moo lay gën. nañu leen ci jàppale. dañ ci profité ci fi nga toll noonu. entrepreneuriat secteur privé wax justement ci homme d'affaires du Sénégal yi ñu mel ni yow dañoo jàpp ni nguur gi ñu leen war a taxawoo defu ko yow personnellement sa histoire personnelle dañ lay faral di dégg nga ni au contraire sa taxawaay politique tax na ñu lay sàkkal pexe ci entreprise yi nga sanc ak business yi ngay def. est-ce que loolu waxi politicien la wala lu firndewu la. xam nga Babacar man du ma politicien. lu tax ma ne ça dépend ci définition bi nga koy jox. non ma ne nga baal ma mais politicien dafa am définition boo xam ne ñun sénégalais définition politicien mooy ku dul wax dëgg. définition politicien mooy koo xam ne day wor. définition politicien mooy ki nga xam ne day lekk ñaqu baadoo la. définition politicien mooy koo xam ne amul ngor. du fàttaliku démb Babacar man bokkuma ci ñooñu Babacar suma engagement bu ma desoon man dong bu desoon ci man dong ak suma njaboot suñu borom may na ma loo xam ne mun naa ci dund ba keroog yàlla di ñëw def lu ko neex Babacar lu ma am maa ngi jéem bokk ko ak nit ñi loolu man la Bougane loolu dafa bokk ci sama ADN parce que dama gëm ne suñu borom bu la joxee paan te siwo doy la li ci des moom loo ko da nga ko war a jàppale doomu aadama yi et ci loolu laa nekk et je le fais avec plaisir je n'hésite pas lu ma ci mën def ci lu tollook suma doole loolu may taxawoo nit ñi à un niveau micro naka lañ war a mën a def ba à un niveau macro sénégalais yi mën cee jot ngir képp koo xam ne jóg nga di liggéey ñu war laa mun a bàyyi ci sa teeyu bakkan nga liggéey def la nga war a def Babacar nee naa la 2003 laa lancé sama structure muy agence de communication publicitaire ma am ay budget panafricain yu mag Nokia Western Union Bledina Baby Nutrition IBM et cetera et cetera et cetera Nokia en Afrique de l'Ouest excepté le Nigeria. C'était un budget de plus de 2,4 milliards maa ko doon ventiler di ko exécuter 2005 ma ubbi Abidjan ubbi yeneen structure parce que man dama ñeme business dama ñeme avancer Joni bokk na ci business yi xam naa ne foofu moo tax ngay wax xam nga Babacar Joni ñaata laa doon def lañ doon def ci chiffre d'affaires ci Joni. ñaata 17 milliards par mois 17 milliards par mois Joni doon na liggéeyloo 350 nit yoo xam ne dañu leen embaucher direct ñu nekk fay liggéey am presque 17 000 xaw ma 19 000 points de service au Sénégal muy ay emplois indirects mais tey li xewoon jamonoy Abdoulaye Wade moo xew jamonoy Macky Sall yow entrepreneur bi wa ilaa da ngay ànd ak man soo àndul ak man ma rëq sa ndigg du ma xool ñi nekk ci sa ginnaaw du ma xool ñi nga xam ne ñu ngi ciy dund li may xool mooy jàpp naa ne kii jiite ko wala mu moom ko àndul ak man kooku tey dama koy nërmeel. mais loolu nga jàpp ni moo am ci Joni ak yeneen jafe-jafe yi am nga ko ci say entreprise loolu soxla en vérité xam nga man du ma nekkuma nit kuy jooytu nekkuma nit kuy yuuxu wuyaay yooyu kenn gaawut nit du ko dégg ci suma kàddu luñ ma tegit dama koy tegoo ci ngor
nee naa la Joni Joni dama doon def 17 milliards par mois 17 milliards par mois sur 7 ans c'est presque 1000 milliards. bërki Dembo Ndiaye ñetti weer yële ci ginnaaw xaw ma ñeenti weer dañu yónnee équipe ñu ñëw di gëstu Joni Joni ñu ne dañuy mission d'inspection xam nga fu ñu mujjee bindal ñu document pour wane ne absence de redressement maanaam ci junni milliards yooyu nga xam ne jaar na ci Joni Joni ñun amaluñ ci lenn luñ ñu ciy toppee et gëm-gëm googu moo nekk ci man Babacar man xoqatal du ma yóbbu man nit laa koo xam ne gëm-gëm lay demee su ma nekkee ci lenn te ma gëm ne lii su ma réew laa ciy liggéeyal damay def don de soi damay wax ne lenn dong moo ma intéressé. est-ce que naa fexe ba bu ma tooñ. est-ce que da nga cee. naa fexe rek cee jógee. naa fexe ba bu ma tooñ. waaw est-ce que da nga cee jógee yow it di defanteeg nguur gi fi ne am na ñu lay joxoñ baaraam ne des médias muy sa télé sa rajo ak sa yéenekaay da nga koy jëfandikoo itam ngir tontu li nga jàpp ne ak tooñ la gu la nguur gi di teg ngay jëfandikoo loola itam di dal seen kaw. noonu la Babacar vous êtes journaliste yow. sa conducteur bii nga ma posé yow xam nga ne Youssou Ndour xamul lu nekk ci sa conducteur invitation bi nga may invité du sa waa direction ñoo koy validé ak ci li ma gëm man en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne c'est comme ça que je fonctionne et am na loo xam ne man sañu ma ko. non parce que dañoo joxoñ sa télé ak sa rajo ci yi fi mujjee xew. ba tëj ko. d'accord li ñu joxoñe télé boobu ak rajo boobu di Zik FM ak Sen TV Sen TV. yéen def ngeen ko kenn tëju leen 2S mañ ca boole woon def na ko après kenn tëju ko 7TV def na ko est-ce que tëj nañ ko Africa 7 def na ko. dañ discours yi. discours yi discours yi ñu doon dégg ci plateau ya. y a aucun discours li ma wax foofu moom laa wax fii nañ leen tëj suba. non du yow képp. non ñenn ñu ci tuumaal. non amul kenn ku ci wax lenn et ñoom ci seen bopp dama leen mettre au défi xam nga. injustice moo garaaw injustice baaxul ci réew dafay tax nit ñi dañuy sës et loolu il faut ñu moytu ko moo tax may wax ne tey Zik FM Sen TV il faut pas ñu gis Bougane moo tax ba nga may wax ne Ousmane dafa ñëw des médias gisuma effectivement parce que du man la doon gis ci ñëwutoon ngir masaw ma man waa des médias la demoon masaw ci il faut ñu def la part des choses xam nga lan moo garaaw tey entrepreneur bi day ànd ak man su àndul ak man ma teqale boppam ak baatam alors que ci yeneen réew seeni entrepreneur ñu leen di jàppale di leen suuxat di leen dimbali ngir ñu dem tey dama la ciy jox benn exemple ñiy ñëw di dugal seen xaalis Sénégal ñan nga ci gën a ràññee du marocain yi ñeneen ñan nga ci ràññee du français yi tey suñu système financier banque yi ci Sénégal à 68% waa Maroc ñoo ko moom France am 23% xaw ma. am na solo jar na njàng. waa Nigéria dugguñu ci Sénégal. ak doole waaye yaa ngi leen di kañ. bi mbas mi amee yaa ngi kañ africain yi. bi mbas mi amee. le secteur privé marocain ñaata lañu joxe seen réew 1000 milliards ñun secteur privé Sénégal mënuñoo dajale 10 milliards pour jox ko état kon day tekki rek ne képp koo xam ne mu ngi lay xañ say mbokk mënul dañ ko amul. mais parce que tey ñi état yi fiy nekk pouvoir yi fiy nekk du moins muy ña fi newoon chaque fois ku ci ne day bëgg am ay journalistes système am. ay homme d'affaires u système am ay politiciens gu système bi ñooñu ñooy xëccu ñooñu ñooy ŋànk ci yëf bi ne affaire bi waruñu ko bàyyi et alors warul demee noonu tey ce qui se passe au Maroc ñu dem ci yeneen dëkk yi di fa investir mais tey gouvernement bu Sénégal waroon na ko def tey tu me parles de Joni Joni c'est toi qui as parlé de ça
mais tey jooni def nañ ko liñ ko def ana ki ci toppoon. wari anamu. ñi itam ñi ngi yombul ci ñoom. kenn déggatu ko ñan ñoo fi nekk. Orange Money Free Money waaye Free Money. kuy seen bàjjan sénégalais moo ko. kuy seen bàjjan Free Money sénégalais bi daf ci am 10%. amu ci 10%. ay tubaab ñoo ko moom. ça veut pas dire que je suis contre nit ñi jóge fële di ñëw parce que àdduna moo toll foofu réew bu doxee ñëpp dañu war a ñëw et man su ma yéene mooy ñëpp ñëw Sénégal waaye nañu fexe ba ñoom ñi jiite réew mi ñu fexe ba li ëpp ci njariñ li mu des ci réew mi. jërëjëf Bougane 2024 bëgg nga gontu ca palais ba bu ñu wotee ba noppi noonu la candidat nga. aw ma ci benn sikki sàkka et je sais que sénégalais yi dinañ def la part des choses nit ku am parcours dafa am solo man je préfère tey am un Serigne Mboup ndax li mu def ci Sénégal je préfère am un Mbaye Gueye EMG parce que li mu def ci Sénégal. li muy liggéeyloo ci réew mi ci candidat bi gën ci Sénégal ci sa gis-gis. pardon. man yaa Ousmane Sonko kan moo ciy candidat bi gën ci Sénégal. mais candidat bi gën ci Sénégal man la man Bougane Gueye man suma njaboot bàyyi luñ ma alal suma bàyyi lu ma alal lu ma am dama ko fay ba yegg si fii ma nekk aujourd'hui j'emploie 564 Sénégalais ci marché boo xam ne 17 millions la waaw suñ ma yóbbu woon tey wala ñu ubbil ma wala ñu bàyyi ma liggéey ba mën a yegg ci marché CEDEAO bu 400 millions de personnes ñaata nit lay liggéeyloo et j'invite le pouvoir à penser comme ça sénégalais bu amee réew mi ñoo am tey xalif général des mourides lu mu mën a def ngir taalibe bi nekk ci donkaasi gi nekk ci ngëneel da koy def parce que xam na ne lu taalibe bi am lu mu joxe àddiya gën koo xeeb gis nga ko moom sëñ Mountakha ba mu songee université bi 37 milliards la liggéey bi matut ñetti at. sur fonds propres. sur fonds propres taalibe yi ñoo ci taxaw. ba yëf bi sotti waaye fi mu nekk nii université yeneen yi nga xam ne ñoom ci nguur gi tàmbali woon nañ ko ba ñu tegee xeer wu njëkk ba tey ji terraasuñ ko. bu Sine Saloum bi mandarga la ci jërëjëf Bougane Gueye Dany njiital mouvement citoyen gëm sa bopp jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon faram-fàcce panaanum jàmm ba àllarba incha allah gëneen ak faram-fàcce